jageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi fes bokk na ca ni accident bi am ci cortège Ousmane Sonko liu ña faatu yokku na léegi àgg na ci ñett dañ ci ñëw ci biir xabaar yi ginnaaw jéeja am fe nga xam mooy ca yoonu Nioro ñetti kilomètres diggante ak ñoo ko dañ ci ñëw na mu gën a yaatoo dañ ci bokk itam lu jëm ci fête bi nuy wooyee Toussaint tey ji kullu taalibe chrétien màggal ko waaye itam ëllëg incha allah mu am fête des morts lu ni mel nuroo waaye wute lool kii di abbé Alphonse Seck moo ñuy seppil la ca nekk ni ay lënt ci biir xabaar yi doon ca bokk waxtaan way am ca Écosse jamono ji tembe dëkk ba ñuy wax Glasgow lu ëpp téeméer ak nangam ci ay kàngam teewe ko Sénégal ci boppam ña ngay waxtaan ci wàllu googee te Rufisque dañ faa woote ëngam la ñoom itam waxtaan mbirum environnement jaww ji ni muy soppeekoo lu ñu wër ak luñ ca war a jël ci ay dogal ci wàllu gurumel daañu ci itam ci biir xabaar yi daañ ci boole tàggat yaram jàpp leen ni tey jii ñu ngi waajal ëllëg doxtem tournoi bi tax ñu dugg ci mbirum li nga xam si mooy D1 wàllum parce que lay doon ci Sadio Maye su njëriñ ci ànd ak Seeku Seydi mi ñu koy faram-fàcceel lii moo gën a fës nes ki ñu soobu ci. gërëm leen cànd bi ak ñun ci ITV tàmbali xabaaru maraxim ci tiis wi dal ci kaw lii di cortège Ousmane Sonko ginnaaw ban jógee ca diwaanu Ziguinchor ci ab campagne meeting bu nu fa amal ban jubee Nioro ñetti kilomètres ci la jee ji am lu néew ñaar ñoo génnoon àdduna waaye am na keneen ku mujjee génn àdduna lim bi ak ñett kon ñu faatum ñooñee bokk na ca ñaari ndawu kaaraange muy ay agent de sécurité ak benn photographe lu ni mel mi ngi xew ci wetu Nioro ñetti kilomètres ak Nioro la jéey ji xewee moom jiitum Pastef Ousmane Sonko ci page Facebook am sax la becce bataaxal di naqarlu dellu ci yàlla suñu borom ñaanal aji dem yi ñaanal tam ñi ami gaañu Pastef ci boppam sax ñu ngi waajal yëkkati kaddu jëm ci wàllu gu mel dañu toppaat wàllu incha allah ci na mu gën a yaatu ak rédaction yu groupe emedia.sn xabaar yi wéy ci leneen lii mi ngi soxal li nga xam si moo di fête bi nga xam moo di Toussaint tey jii Toussaint mbooleem chrétien di ko màggal di ko fàttalikum mooy fàttaliku ñu sell ñi doomu adama yi bokk na ci sax dem ci sëg yeeg nit ñi ziyaar ak fàttaliku leen lu mel moo tax ci yenn sëg yi tey ci Ndakaaru suñu reporter Pape Madiakhate Sarr def na doxantu fekk na fa ay nit ñu bari ku ne ak la tax a joo seeti sa mbokk reportage. ci kanamu sëg yu beleer yi ay jaaykatu fleur toog rangaloo bouquet yi xeetu couleur bu ne ñu ràññee ko ci fidèles yi ñëw ngir wut si laata ñoo dugg ñaanal seeni way dawlu ci biir ku ne yaa ngay jekk-jekkal teg ci di ñaan ci kanamu sëgu say way dawlu mu doon loo xam ne ñi fi ñëw tàmm nañu ko def at mu ne. waaw chaque année damay ñëw fii nii pour ñaanal samay waajur chaque année foog ma ñëw parce que loolu pour man obligation la donc ñaanal ko ñaanal ñu fi tëdd ñëpp ndax def nañu lu bëri si ñun da am lu manqué ci man donc moo tax damay ñëw fii chaque année même parfois sax pas Toussaint na dama fiy jaar xool tombeau bi nu ma mel ndax yi dara yàqu ci donc ñun yàgg fii la ñuy mujj te am na ñu ñu jiitu kon des fois bu yàlla defee comme si ñun mu am jour boo xam ne pour ñi la jiitu la mooy la fête des morts donc jaadu na bu jour bi jotee nga ñëw ñaanal leen te préparer yow tam sa ëllëg xam ne yow tam fa nga jëm. Ibrahima Khalil Diouf moom ab musulman la waaye dafa ñëw ci cimetière de Bel-Air benn pàcc ci famille ay chrétien lañu. On a une bonne partie de la famille qui est chrétienne, les grands-parents, les parents et tout, et c'est tout à fait normal. bés bi ñu jagleel way dawlu yi ci talaata gi lañu koy amal waaye niki Eric ñu bari
ci bésub Toussaint bi lañu ñëw ngir ñaanal leen mu doon loo xam ne ab habitude la. fii lañ ko fekk mënuñu ko changer kon boo bàyyi ñu defee ko noonu rek l'émotion est toujours là mais j'ai été touché par le deuil bi ma yàggul quoi moo tax donc day gën a vivant quoi. jamono ji ñenn ñi di ñaanal seeni ñoñ ya dëddu àdduna ñeneen ñi ci des di déglu bu baax waxtaanu prêtre bi ci pàcc bile nekk ci biir sëg yi li muy waxtaan ak ñoom mooy solos feetal Toussaint. jaajëf Pape Madiakhaté Sarr lu jëm ci fête Toussaint ak ëllëg fête des morts nuro ba ñenn di ko jaawatle lan moo leen wutale ak bu ci ne lu mu wundu abbé Alphonse Seck ma nga ñuy seppil bépp lënt-lënt bu am ci ñaar bi si ñu mel ñu teewlu kàddu mu faram fàccee. mooy feetu ñu ñëw tuddee gaañu sell ñi parce que kuy dunde ci àddina yàlla def la woo ci coofeel ndax nga dund ci coofeel sopp yàlla sopp sa morom nekki sa bopp dañoo yaakaar ne ku dund loolu dundee ko ni mu gën a rafetee fi ngay mujjee mooy ci yàlla te nekk ci yàlla mooy maanaam sainteté mooy sellaay loolu moo tax ci bésu 1er novembre ñooñu ñëpp ci histoire nit ci fu ñu mën a nekk ci àdduna nga xam ne jeexal nañu seen dund ci kanamu yàlla ñooñu ñoom la ñuy xumbal seen bés tey waaye suba jàngu bi dina taxaw di ñaan ngir ñëpp ñi fi jógee ñi ñu jiitu mu di suñuy mbokk ñu xamul tamit waaye li tax chrétien yi di dem ci cimetière yi tey dafa di ni nga xam ne 1er novembre Toussaint jour férié la donc am nañu temps pour dem ci cimetière yi ànd bokk ñaan def ay célébration waaye suba ci jàngu yëpp dinañu ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu maanaam ñi fi nekkatul loolu moo tax dañoo ñaari bés la tey 1er novembre bésu gaañu sell ñi suba 2 novembre ñu di fàttaliku ñëpp ñi nga xam ne ñoo gaañu ñoo ñu jiitu. muy kàddu abbé Alphonse Seck mooy secrétaire généralu Caritas fii ci Ndakaaru kàddoom Ousmane Gueye moo ko tàttan. xabaar yi wéy ci keneen di ndemu si yàlla njiitum réewum Sénégal sax ba ci bataaxal di ko jaale mbokk yi mooy Abdourahmane Ndiaye di woon conseil spécial président Macky Sall kii di Abdou Mbow ginnaaw ndemu si yàlla si génn àddunaam Abdou Mbow ñëwaat na ci jëmm ji moo doon kan la ko booleeg président Macky Sall ak la ko booleeg APR Abdou Mbow ñu teewlu kàddoom ci jokkoom ak Cheikh Sall. Abdourahmane moom man dee mi daf ma bett trop. Abdourahmane de wax dëgg yàlla nit ku baax la woon waxuñu ko parce que dafa génn àdduna li ma lay wax nag mooy Abdourahmane bokk naa ci nit ñi àndoon ak moom wax naa ko bi Alioune Badara Cissé génne àdduna muy man moom Alioune Badara Cissé ak Badji ñoo déposé li ñuy woowee récépissé Alliance pour la République mu nekkoon secrétaire administratif de l'Alliance pour la République nekk conseiller spécial du président de la République tey mu jóge fii amul lu ñuy mën a def lu dul ñaanal ko président ñàkk na xaritam ñàkk na compagnon ndax nag mi ngi ak le président depuis mu nekkoon PDS nekkoon CIS ak moom nekkoon dans ses cabinets pratiquement partout fu mu mënta jaar primature intérieur assemblée nationale ba tey mu nekk ak moom à la présidence en tout cas ñun ñàkk nañ nit koo xamante nii dootuñu gaaw a am ko mel ne moom ndax Abdourahmane baax na disponible na liggéeykat la te wax dëgg yàlla nit la koo xam ne amoon nañ njëriñ pour réew yàlla na ko yàlla xaare àjjana njabootam yàlla na ci yàlla teg loxoom. noonu Abdou Mbow jeexalee kàddoom sax ci la ko président Macky Sall dafay maa ngi koy juñu sàng ci kàddu yi tweet la ko daal di jaarale moom président mi ngi wane ni mi ngi ànd ak njaboot gi ak di jaale mboolem ñu bokkal parti APR dañ doon incha allah ci na mu gën a yaatoo leneen mi ngi soxal ndaje nga xam mooy conseil national développement ci wàllum nutrition maanaam dundu geek doomu aadama lu koy soqale ci wàllum nekkinam moom dañu daal di becc fukk ak juróom ci ay moto mu ànd ak ordinateur jox ko ministère bi ñu dénk càmm gi ak luy yaxanal koom ba cay jógee ci wàllu jur gi dañ koo def ngir bëgg gën a yombal liggéey bi moo tax ministre bi ñu dénk wàllu grimel di Ali Saleh Diop rafetlu ko lool moo tax it ay kàddoom jot na koo becci dénk na ko El Hadji Babacar Seck ñu teewlu ko. sabab bi nag mooy liggéey boo xam ne ñaari ministères yi seq nañ ko ci ni ko président de la République bëggee dans le cadre du projet de développement de la nutrition. liggéey boobu ñu am luñ ci doon séentu loolu lépp ci njàppalante diggante ñaari ministères yi yàlla def ba loolu liggéey boobu sotti liggéey bi ba mu sottee nag secrétariat général du gouvernement gis ne ñi nga xam ne ñoom la ko seqaloog muy ministère de l'élevage
notamment agent terrain yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf di liggéey ñooñu tey ñu jagleel leen lii nga xam ne tey mooy jumtukaay yi nga xam ne day gën a ñoŋal seen liggéey muy ay moto muy ay ordinateur ku nekk xam na ne liggéeyu terrain dafa laaj déplacement yooyu nag diggante barab yi léeg-léeg dañuy sori léeg-léeg oto du fa mën a dem te nit ñi dañ leen di soxla dañuy soxla agent yi fa mu gën a sore ñëw tey nag jox leen ay jumtukaay yoo xam ne dana mottali yéene président de la république loolu mooy li nga xam ne tey moo ñu dajale fii ñu ciy am mbégte lool di ci am contentement boo xam ne secrétariat général du gouvernement seen xel daj na loolu xam nañ ne lii nga xam ne moom lañ leen dénk muy projet boobu nga xam ne li ko yëkkati mooy fexe ba nga xam ne dundin wi gën a ñoŋ ci dëkk yi nga xam ne ci gën a sore ñu lëkkaloo ci ak ministère de l'élevage dooleel leen ci ay moyens yoo xam ne dana tax liggéey boobu ñu mën ko ba tey ñu ngi leen ci gërëm di leen sant. ba tey ci wàllum koom ci Sénégal lu néew lu toll ci juróom-ñett fukk ak nangam ci ay liggéeyukaay yoo xam ay soxna ñoo ko yoreem di yëngu ci nal ak soppi liy ñore ci réew mi amal nañ waxtaan gu yaatu boo xam ñu ngi ko duppee forum de l'innovation maanaam ku ci nem xarañaay ba ngay woneem ci becc am koom ña ngi ko defoon ci place du souvenir fii ci Ndakaaru ñoo ko fekkee woon rafetlu ko lool ñu jàpp ni li buñ ci awee mën naa suqali koom-koom Sénégal rawat nag jamono bi nga xam ne ñu ngi wax ñàkkum xëy ci réew mi boole caak mbas meek ni mën a saxalee koom-koomu Afrique daje moomee soxna Khady Diandat Diouf fekkee na ko reportage. fii ci place du souvenir africain ay jigéen di yëngu ci coppite meññeef yi ñu béyee ci réew mi jaaykat ak jëndkat di waxtaan. fi mu toll nii li ëpp juróom-ñett fukki entreprise yu jigéen jiite di yëngu ci transformation produit yu ñu béyee ci réew mi Louis Jérôme Diolène dellu ci anam yu ñu koy defaree. jaay tàmbalewul ca fa ngay jël produit di ko jox client jaay fan la tàmbalee nga am produit bu baax matière première bu baax meññeef yu baax te meññeef bu baax tamit du meññeef bu baax rek ci ñor waaye meññeef boo xam ne tamit daa ñor niñ ko gënalee ça veut dire que déjà ay yenn saay client yi di ñaawlu seeraayu yi les produits Louis Jérôme di ñu ci andil ay leeral. soo nee produit daa cher produit boobu soo ko jëlee lan lay def ci yow kon produit boo xam ne soo ko jëlee déjà da lay yokkal wérgum yaram wala sa wérgum yaram du ko tooke kon produit boobu soo nee daa cher tamit am na loo xam ne war nga ko sóoraale soo lekkoon produit boo xam ne melul noonu peut-être ordonnance lay jural de suba kon seeraay bi du seeraayu li ñu koy tuddee sur le plan économique mais nit ñi suñu naan seeraay dañuy xalaat xaalis ba rek waaye produit seeraay bi dépendre ci xaalis bi seeraay bi lan lay tax bu produit bi nga yàkkanal ko te dina yàkkanal wérgum yaram. donte produit yi cher na client yi di rafetlu bile initiative. vraiment produit neex na ma torop gis naa façon produit bu nekk vraiment suñu jigéen ñi dañoo brave ak gis naa fi ay saabu à base de nebedaay gis naa fi ay huile yoo xamante ne huile baobab ak yeneen yoo xamante ne vraiment day gën a mettre en avant mbay bi nga xamante ne moo lañuy def fii ci biir réew bi. forum de l'innovation ñu amaloon ko diggante aljuma ak dibeer ñii di defar produits locaux yi di sàkku ci nguur gi ñu jàppale leen ngir seen liggéey bi gën a mën a dox su fekkee ni sax foire amul. soxna Khady Diandat Diouf jaajëf bu fekkee ni tey danañ waxtaani mbirum buy beeg ba sàbbi ak daqaar jeek luy tax mu mën a meññ day fekk ndox am jaww ji amuk dal bu ngeen seetloo jamono ji li naan changement ci wàllum climat gi law na maanaam jaww ji muy soppeekoo bu ko neexee tàng bu ko neexee mu sotti ndox ba baawaan fi ñu toll tembeem ndajem ëngam loogu mag ma ngay am ca Écosse ca gox ban duppee Glasgow foofee lu toll ci téeméer ak nangam ci ay boroomi cër ci réew mi ci àdduna bi ñu ngi koy amal waxtaan ay doomu Sénégal ña nga fa waaye nag fii ci Ndakaaru ci Rufisque dañ ci fa amal waxtaan goo xamante ni bi ay acteurs maanaam yëngu ci wàllu environnement alam gi ñoo ko taxawal ngir bëgg ñoom itam defub natt xayma lan mooy doon taxawaayu Sénégal waaye itam lu war a doon dëgg-dëgg lañ jëlee foofee ca Écosse ci Glasgow nun ko war a jëfandikoo ndaje bañ ca noppee kenn ci ñoom kàddoom jip ñu ngi ko duppee Pape Ndof Faye am na lu mu ca dénk suñu correspondant ba ca gox ba.
adduna bi yëpp ñu ngi daje dëkk bi ñu naan Écosse donc bu ñu demee lan lañ fay wax mbirum changement climatique réchauffement climatique donc bu ñu ko xoolee dëkk yu bëri ñu ngi daw surtout dëkk yi nga xamante ne ñoom amuñu doole man je fais allusion lu mel ni dëkku Afrique yi amuñu noonu doole te pourtant ñu ngi foofu si rencontre yooyu daje yooyu ña ngi fa te daje yooyu yàgg na am at bu ne rek dina am bu xam parle COP 26 kon donc ñu ngi si 26e édition bi mais édition yi passé noonu ban répercussion la si am ban jeexital la am si askan bi te pourtant ba léegi ni yaa ngi gis ne érosion côtière bi mi ngi def ay mbir yu doy waar baykat bi yoo ko gisee maanaam seen tool yi demeewu fa noonu te lépp li ko waral mooy changement climatique bi nga xamante ne ni du ñu rek ñoo koy dund léeg-léeg nañ xamante ne dafa am ay conséquences yi nga xamante ne ni ñoom nasaraan si boppam si ñoom lay jógee kon bi nga xamante ne ñoom ñooy dem di ñu représenté foofu noonu si yooyu ndaje ñoom foog ñu xoolaat ñoom seen taxawaay lan la bu ko defee ñun après ñu si mën a gis suñu bopp waroon nañ si dem mais li ñu gis ne li gën a am solo mooy ku si nekk ak thème bu ñu munti choisir at bu ne yow da ngay jël solo yow say réalité nga xam ne moom ngay dund nga mun ko relais bu ko defee ñoom bu ñàkk peut-être décideurs yi ñoom dinañ si bàyyi xel. mi ngi noonu kooki di bokk ci bàngaas bi nduppee aar sama gox di Pape Ndof Faye kàddoom El Hadj Babacar Seck moo ko taatan xabaar yi wéy ci leneen lu jëm ci wàllum politique Matar Ba ca Fatick taxaw na temb sampan dëndëm moom mooy mburum coalition benn bokk yaakaar ma ngay wooteeg booloo ànd nekk benn ba nu jox ndam président Macky Sall kàddoom ak Mountaga Kane. man du ma gis nit mu bari mukk ba mu fëgg sama dënn ne man la parce que fii Macky Sall moo fi nekk suñu leader ñi ñëpp ay collaborateurs lañ ce ne sont pas mes militants ku ci nekk yaa ngi ci say mbiri bot say nit mais on collabore pour un seul objectif mooy nan la ñu def ba président Macky Sall am ndam moo tax maa ngi leen di sant ñoom ñëpp ñi fi nekk ak ñi fi newul mag ñi ak ndaw ñi ñëpp nañu dajaloo te tëdd nag nit ñi jaar suñu kaw ku ñëw na dugg looloy suñu cër boo gisee ku ma mënti xas wala nga saaga du ma tontu parce que boo njortee ne benn jour dañ lay woo ne la uufal ñëpp boo xulook ñëpp pour uuf leen dana jafe waaw comme ñoom ñooy wax nag ñun duñ leen xoolee dara fàtte nañ lépp lu ñu waxoon ku bëgg a ñëw na ñëw suñu demee nag ba yëf yi jeex te ñëwuñu dëgg-dëgg nag li ci des mooy engagé combat bi parce que responsabilité bi ñu jox nag duñ ci yaafuus duñ ci yox-yoxi duñ ci tardé dinañu ko xeex jël ndam li nañ ko daan defee jox ko président Macky Sall xeex ak opposition bi nekk fii xeex nag bu ko kenn jëlee lu chargé négativement parce que ñun yar lañ ñu xamee parce que ku bëgg a yóbbu commune bii ci opposition tey bëggoo dëkk bi parce que commune bi mënoo sax am budget 1 milliard te amul benn coopération bu lay andi ay milliards loolu amul ça n'existe pas. yegg nañ ci pàcc sport di ci ànd ak Seeku Seydi maa ngi lay nuyu. di la fay Modou Mbacke. ndaka takkusaan si. sant yàlla bu baax ñu koy tàmbali ci wàllum basket tournoi monté ci wàllum division bu njëkk bi dana tàmbali ëllëg incha allah talaata. ni ki suba lay tàmbali ci stadium Marius Ndiaye 2 ba le 10 lañ koy amal weeru novembre bi mu doon ab compétition boo xam ne dafay concerner club yi nekk ci D2 bi ñoom nag ñi bëgg a yëg ci première division tournoi boo xamante ne fédération sénégalaise bu basketball moo jël lépp en charge di déplacement ak hébergement équipe yi nga xamante ne fu ñuy bàyyeekoo dafay sori loola ci doone jàpp nañ ñi jël nañu lépp li nga xamante ne moo war ngir rek jongante bi ñu amal ko ci ay anam yu mucc ayib ñu ànd ceeg Atoumane Gaye moo yor wàllum compétition. Sur le plan pratique tournoi bi mi ngi commencé théoriquement suba lay commencé mais pratiquement tey jii ñu ngi nii actuellement en salle pour la réunion technique avec toutes les délégations qui sont là donc il y a 28 équipes qui sont ñëw Dakar si 28 équipes il y a ñetti poule bu juróom ñu ko def ak benn poule boo xam juróom benn équipe la léegi junni ku nekk poule bu ne di nga joué juróomi 4 matchs ngay joué mooy nekk poule A poule B poule C ñooy def 4 matchs am benn repos mais par contre poule D bi ñoom ñuy joué 5 matchs mais du ñu am repos général bi mooy à partir de dimanche donc dimanche day am repos général ensuite ñu jël léegi poule bu ne jël fa ñaari équipe ñoom ñooy qualifié dem joué ji quart de finale yeneen équipe yi mal classé mooy 13 équipes des si donc ñuy dellu seen nit ñi bi maintenant nag à partir de lundi ñu joué li ñuy wooyee quart de finale demi-finale finale bi mooy àllarba finale boobu nag ñaari équipe ci joué finale ñooy accéder directement l'année prochaine en championnat national D1 maintenant il restera à voir qui est champion qui n'est pas championnat pour voir sur la formule si c'est une formule à 2 poules maintenant le champion va aller dans la poule paire l'autre day dem poule impaire en tout cas loolu daal moom la ñu pour xam nga ni daal ni le tournoi bi démarré suba lay démarré incha allah rabi.
jóge ci wàllum basket soobu ci mbirum football Aliou Cissé jot na becc ab listam Sékou Seydi. waaw dina ko amal ni ki aljuma gi ñu jëm mu dem rek ci 5e ak 6e journée éliminatoire premier tour bi ci coupe du monde ba ñuy amal ca Qatar loolu nag dina ko amal ci aljuma gi bu 10h jotee liste boobee nag dafay dox rek ci ñaari match yu war a am benn bi suñu diggante ak Togo foofu ca Lomé benn bi nag dina am suñu diggante ak Congo 14 novembre lay doon bu njëkk bi de 11 lay doon 14 novembre nag ca Thiès la ñuy amal jogante yooyu jëm rek ci njeexantalu premier tour éliminatoire coupe du monde zone Afrique coupe du monde bu ñuy amal ca Qatar atum 2022. alors bu fekkee Cissé mi ngi waajal wane ab listam yan gaynde la war wóolu ci wàllu gudimel sunu gaynde yi nekk ca bitim réew ñoom ci Europe def nan jaloore du ñàkk ci week-end bi am nañu la ko caax yi. Habib Diallo moom ñaari bitu la dugal ak équipe am bi di Strasbourg yeneen doomi Sénégal yi nga xam te ne wanewu nañu di Sadio Mané mi nga xam ne dépassé na Didier Drogba ak Mohamed Salah ci classement meilleur buteur africain yi nga xamante ne dugaluñu penalty ci noonu Pape Matar Gueye moom mi ngi wëy di wane ay jéego fale ca Ostende ak yeneen doomi Sénégal yi nga xam te ne wanewu nañ ci week-end bi ñand ci Cheikh Diop. championnat bu France lañ koy dooree Habib Diallo dugal na juróom benneelu bitam saison bii mu tàmbali jongante bi ak Strasbourg moo dugal ñaari bit yi nga xam ne bokk na ci li leen may ndam ci seen diggante ak Lorient 4-0. Idrissa Gana Gueye ak Paris Saint-Germain am nañ ay jafe-jafe waaye ñoo daan Lille 2-1. Angleterre Sadio Mané romb na Didier Drogba ci joueur africain yi nga xam ne ñu ëpp lu ñu dugal ci championnat boobu buñ ci boolewul lii di penalty yi. gannaaw ba mu dugalee téeméer ak benneelu bitam seen diggante ak Brighton tax na sax mu romb Didier Drogba ak Mohamed Salah. Cheikhou Kouyaté Crystal Palace ñoo dem fekki Manchester City bett ko daan ko 2-0. Edouard Mendy ak Chelsea ñoom kenn bettu leen ñoo dem fekki Newcastle seen pelouse daan leen 3-0. Ismaïla Sarr bokkoon na ci waaye Watford daan nërmelu ci seen diggante ak Southampton 1-0. championnat bu Espagne foofee Mamadou Loum Ndiaye mi ngi wéyal ba tey di amal jongante yu am solo ak Deportivo Alaves gannaaw ba mu dugalee bitam bu njëkk ci biir ayu bés bii jongante na match bi yëpp ci tembo bi ñu am ci terrain bu FC Barcelone ku nekk dugal sa morom benn bit. championnat bu Italie Kalidou Koulibaly moom dañ ko rouge Naples moo am ndam seen diggante ak Salernitana 1-0 te sax di wéy di nekk ci bopp championnat bi. Belgique Pape Makhtar Gueye dugal na juróom-ñeenteelu bitam saison bii donte ne sax Ostende Malines moo ko daan 4-2. Super League Suisse foofee Grasshopper moo dem fekki FC Sion daan ko ci benn bit bu Kaali Sène. Turquie ngir jeexal Mame Baba Thiam dugalaat na ay bés bii benn bit bi nga xam ne moo may Kayserispor mu am ndam 2-1 ci seen digganteeg Fatih Karagümrük. jaajëf Cheikh Diop mooy doon toppal sunu gaynde nekk ca bitim réew lan def ci ay jaloore ci semaine yi ñu génn waaye ñu teg bal bi ci dugg ci plage bi seeti ndox mi waxtaani mbirum fay Sékou mën ngaa fay am déet waaye il faut ñu xool ana fu mbir mi toll. waaw day ab discipline boo xamante ne moom la ñuy seeti tey am na loo xamante ne ay règlement am yu spécifique ci wàllum compétition fii ci Sénégal nag mi ngi ci ay jéego yu am solo ci wàllum licencié sa dafa daal di yokku waaye tam ay résultats yu mucc ay bi nga xamante ne bii de discipline mi ngi koy amal waaye li nga xamante ne moo andi seen jafe-jafe jamono ji mooy mooy wàllum moyen itam financier ay infrastructure itam yi nga xamante ne moom lañ koy amalee Pape Matar Sarr Pape Madiakhaté Sarr demoon na seeti leen moom ak Sidi Niang. ci wetu natation simple bi nga xam ne amateur yi moom la ñuy def ci plage yi am na lu ñuy duppee natation sportive mu bëri nag ay xeetu fee yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci. fee bu ñuy wax crawl fee bu ñuy wax dos fee bu ñuy wax brasse fee bu ñuy wax papillon donc loolu mooy natation sportive. ngir def ko ci anam yu mucc ayib nag faaw nga maîtriser yenn ci ay technique. crawl moom da ngay tëdd si ndox bi di def tànk yi di dóor di def tànk yi soo defee sa loxo da ngay mel ne kuy tracé S nga kii tànk yi ngay dóor battement yi xam nga boobu la ñuy wax crawl. brasse moom da ngay tëdd si ndox bi ngay mel ni kuy def benn flèche ak benn rond ok ngay def tànk yi comme mbot serré plié écarté donc pour dos bi. da ngay tëdd si ndox bi def ni sa loxo ngay xëcc ngay dem ngay dóor sa tànk yi nii. papillon da ngay mel ni kii sa loxo yi nii di xëcc ngay dóor comme dauphin muy fee. ci compétition yi nga xam ne dañu koy amal bëri na ay épreuves yoo xam ne dañ koy def ci ay distance yu wuutee moo xam góor ñi la wala jigéen ñi la. y a 50 mètres y a 100 mètres y a 200 mètres y a 400 y a 800
il y a 1500 kuréel moom mun na dem ba 1500 papillon en général ba 200 mètres lay yem dos ba 200 mètres par exemple brasse ba 200 mètres mais kuréel mu nga def 1500 ak 800 mètres ak 400 mètres ñun fii Sénégal 1500 mètres c'est réservé si góor yi lañ ko jégleel ah. 800 mètres yooyu jigéen ñi lañ koy tàmm jégleel quoi en quelque sorte. ni ki yeneen discipline sportive yëpp natation it am na ay règlement yu strict yoo xam ne faw rek ki koy def tënku ci compétition yi. brasse sooy arrivé il faut nga laal sa ñaari loxo yi soo laalee benn loxo on te considère comme disqualifié donc bu mu demee ci brasse noonu la demee ci papillon ak dos waroo dépasser fii soo plongé waroo couler ba dépasser fële wala et cetera donc nage bu nekk dafa am na mu tëree. Sénégal am na lu ëpp téeméeri licencié bu ñu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu natation ca bopp ba département bu Dakar. motal nañu lu mot 100 et quelques nageurs yoo xam ne dañoo am licence ci différents clubs yi maanaam club Dakar yi une dizaine de clubs yoo xam ne ñoo fi nekk Dakar donc quand je dis une centaine mun na jege 200 des fois ça dépasse 300 parce que soo évaluer Dakar Gorée ngay xam ne il y a tellement de 800 nageurs su ñuy fay ci biir ndox xam nga majorité bi je peux dire que c'est des nageurs de club par exemple wala nageurs amateurs donc fii Dakar mun nañ lim ba 18 clubs quoi donc yoo xam ne am na ñu affilié ci Ligue de Dakar de natation. ci lu jëm nag ci résultats yi nageurs sénégalais yi ñu ngay def ay jéego bu baax ci Afrique ak ci compétition yi am ci àdduna bi. dernier championnat yi d'Afrique ñoo jëloon 5e ci 42 pays africains. bu ñu weesoo loolu sax nageurs sénégalais individuellement am na ku ci am médaille d'or koo xam ne dafa raw ñoo xam ne dañuy raw américains yi dañuy raw français raw tubaab yi. ci Afrique de l'Ouest ak Afrique du Centre Sénégal boo fi premier ci natation. Sénégal fas yéene dalal Jeux olympiques de la jeunesse yi ca atum 2026 fédération sénégalaise bu natation ne ma ngay wéyal détection bi ngir mën a teg loxo ci profil yi gën a baax. am na benn groupe bu ñuy formé pour JOJ am na benn groupe bu ñuy formé après JOJ am na benn groupe bu ñuy formé à court à moyen et à long terme loolu la quoi donc en dehors de formation boobu direction technique am na beneen formation boo xam ne c'est avec le projet apprendre à nager pour sauver des vies au Sénégal projet bi dañ ko bokkoo ñu nag waa maison du rugby financé par la fondation Charlette bu Monaco donc dañuy jàngal 1000 enfants à nager dans les différentes régions du Sénégal. waaye ñoom fédéraux yi bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi jànkuwante ak ñoom. département de Dakar rek il y a 19 communes d'arrondissement si 19 yi chaque commune su defoon piscine municipale rek je peux dire que dina développer natation bi d'une part pour former nit il faut des moyens pour former il faut une équipe formée pour pouvoir former maanaam ay moniteurs. pouvoir former initiateurs de natation pouvoir former par exemple des entraîneurs. laata ñuy am ak saafara ci seen bëgg-bëgg yooyee waa fédération ñu ngay wéyal seen liggéey naka noonu it ligue régionale yi ngir mën a jëmmal discipline bii di natation. ñu des ci natation ca Mbour moom ñoom ñu ngi ci ay utum moyens yi nga xam te ne mooy tax ñu daal di sukkal boobule discipline foofe ci week-end bi nag amaloon nañu itam ay jogante foofe nag ñuy daal di xaar ñu jàppale leen ci yenn moyens yi nga xam te ne mooy tax ñu développé wu ndax ci championnat yi nga xam te ne ci wàllum département lañ toll buñ ci weesoo dañuy amal sélection nationale ñu ànd ceeg Mountaga Kane. ñi nga xamante ni ñoo jiite ligue bu yore wàllu feey ak wàllu sauvé ñi war a lap bu Thiès seeni mébét mooy fexe ba xale yi tàggat leen ba ñu mën a indi ay médailles internationales fii ci Sénégal. C'est notre objectif. Semble d'avoir. bokk na si li ñu gën a soxal fexe ba nga xamante ni xale yi dinañ mën a am ay licence ngir mën a indi fii ay médailles yu mag. Au niveau international. ñoom ñi nga xamante ni ñooy feykat yi ñu ngi ñaan kilifa yi ñu dimbali leen ba ñu am ay bassin ak piscine yu ñu mën a tàggatoo ngir gën a xarañ ci liggéey bi. Marco club moo fi nekkoon mais saa yi léegi nekkatu fi dama bëggoon benn club boo xam pour gox bi la pour xale yi ñëw mën a fay gën see farlu ñoom ñëpp ñuy ñaanal maire bi mais mu gëstuwaale xale yi nekk si ndox mi mu dal leen lu si mel ni bassin nax
Jeux olympiques 2026 ku xam ne dëkku tefes ku bëgg a fee rek si dëkku tefes ngay ñëw da koo gis feekat mënoo dem si àll bi di ko fóot mais ñu jàppale ñu utal ñu piscine wala hôtel yi nii ñu ngi siy jëlal quelques jours pour xale yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi des am koo xamante ne normalement dina leen mën a jàppale. vacance bu ne xale yu bëri dañuy lab ci géej gi fédération bii nag liggéeyam bokk na ci fexe ba loolu daal di deñ ñoom kilifa yi fédération bi ñu ngi ñaax nguur gi di ñaax waajur yi ak xale yi ñu gën a far. vacance bu jotee da ngay gis ay cas noyade yu bëri te xam nga ñun acteur lañ ci pour vraiment xam nga saafara jàngoro boobu boo amee benn cas de noyade rek responsabilité état engagé na responsabilité parent engagé na waaye aussi ñi nga xam ne moom mooy victime bi responsabilité am engagé na. ki nga xamante ni moo jiite fédération bi yore wàllu fee ak wàllu sauvé ñiy lap mu ngi woo kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci région yi ñu jàppale liggéey ci organisation bi ñuy def ci wàllu traversée yi ndax loolee pàcc la bu am solo ci wàllu fee. Mountaga Kane ca Mbour jaajëf Sékou Seydi gërëm naa la jombul mën nga fay. mënuma fay nag di la jaajëfal Modou Mbacké. jaajëf gërëm naa la bu baax a baax Sékou Seydi gërëm naa ko bu baax. ñu gërëm leen te ñu ànd ak ñun ci seen télévision yi TV li lay tëj ci pàcc bu xabaaru marax yi sant leen gërëm leen bàyyi leen ak la total Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf.